ma ne kaamir yi ñu fi wàcce ak ñaan yi ñu fi ñaan yàlla na ko yàlla suñu borom nangu mébét bi ñu am ci site bi aussi yàlla nañ ci yàlla defal lu gën a kawe seen njort man la Baye Djibi seen Baye Fall fu ngeen ma yónni ma dem bu ngeen ma toogloo ma toog maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp tey dafa nekk journée bu nga xamee ne dañu ne 25 octobre 2013 ba 25 octobre 2020 muy juróom-ñaari at ci tey xaj na suba sax la ñu war a wax waaye comme dadul jour ouvrable moo tax ñu avancé ko tey pour mën a dajeek askan wi mën a waxtaan ak ñoom ci mbirum marché Sandaga marché Sandaga nag boo ko waxee doo mën a ñàkk bañ a fàttaliku li nga xam ne moo fi xewoon en 2013 tey bisu mbégte ak bànneex la waroon doon waaye sore nañu lool ngir bu ñu fàttalikoo juróom-ñaari at ci ginnaaw kon day nekk bisu naqar bisu fàttaliku boo xam ne tristesse lay indi ndax jéye bu rëy moo fi xewoon te dafa indi njàqare ak tiis ak yaakaar ju tas ci doomu aadama yi nga xam ne yépp ñoo fa daan yëngatu ndax lakk gu doy waar bu lëndëm bu taq suuf moo fa xewoon guddi te ba mu fay xew aussi yàlla dogaloon nag kenn yëngatu fu woon parce que semaine bi jiitu woon dañoo génne woon commerçant yi yépp ya fa nekkoon ne dañuy defaraat marché bi ndax dafa màgget doomu aadama waratu fee mën a yëngatu ba ñu waxee aussi nee nañu dinañ ko sécuriser ba defoon fa cordon de 60 policiers kooku waxu préfet bi fa nekkoon ci jamono boobu la yàlla dogal semaine bi ci topp 10 heures ci guddi ñu ne marché baa ngay lakk marché ba nag comme nee nañ da doon lakk xaw na doy waar parce que man ci sama fàttaliku ajuma ci guddi la commencé samedi dimanche ba altine mi ngi doon saxaar te lakk gu ñu fay ba pare buy saxaar wax dëgg yàlla xaj na techniciens yi dinañ ñu ci mën a leeral boobu ba léegi nag dugaloon nañu benn enquête bu ñu mënee woon parce que état bi bu ñu demee daf nañu moom du responsable état nag bu du responsable ci population yi xaw ma kan mooy responsable parce que bu fekkee dañ laa wóolu dénk la réew mi damay wax toujours ne sa bopp buy metti président nga war a dem mu faj la kon bu état ne du responsable ñun danañ tey dégluwaat xoolaat bu baax a baax parce que la mu yàq dafa bari parce que ba ñu génnee dañoo tëjaale suñuy bagage fekk ñu tabaski ji woon ñu tëjaale suñuy bagage mu lakkaale bu lakkee nag wax dëgg yàlla njàqare ak tiis dina am moo tax ñu ne la mu yàq bari na parce que foo def juróom fukki at di fa yëngatu am na loo fa am léegi la mu yàq tas na kër yu bari njàngu xale yu bari yàqu na kii locataires yi daan loué génne nañu leen diggante fournisseur ak kii commerçant am na problème parce que ku ne xam na ne marchandise bi dañ koy leblante suñu biir rek boo fayee ñu delloowaat la boo fayul nag léeg-léeg doomu aadama xamul ay incendie am na ak yooyu da nga ko ameel da nga ko war a fay da nga ko war a fay banque yi boo leen ameelee aussi da nga leen war a fay te ñoom dañ lay teg pression kon yu baree bari tax na ba ñu bari dañu mujj dem tribunal ak seeni bailleur ndax contentieux te loolu yëpp ba mu amee ba tey taxul état def dara loolu mooy li nga xam ne moom la ñu mën a fàttali ci mbirum marché Sandaga fu ne dugg nañ fa nag fu ne jaar nañ fa fu ne wax nañ fa fu ne jooytu nañ fa pendant juróomi at citoyen sénégalais loolu dal ko mu toog juróomi at soog a mën a jàkkaarloog ki nga xam ne moom la déggoon ay mbiram muy président de la république toog nañ juróomi at di demander audience mënuñu yegg ak moom ba ko yàlla dogalee ba ñu toogee ak moom aussi wax dëgg yàlla nee na lii naqari na ko metti na ko parce que gisewu ko noonu xamewu ko noonu xaj na information bi moo doyul woon mais comme lii am na aussi moom li ko war mooy jéem a réparer njuumte boobu parce que njuumte boobu ci loxo doomu aadama la ko jaarale rek léeg-léeg dañ naan ndogal yàlla mais léeg-léeg loxo doomu aadama mooy indi loolu président bi mu ko xamee aussi d'accord na ceeg ñun ànd na ceeg ñun
xolam tooy na ci sunu mbir ba mu nañu léegi dinaa defaraat marché bi parce que ñun ginnaaw lakk gi dañ ne woon dañ defaraat marché bi rek daal moo ñu intéressé woon pour ñu mën a reprendre suñuy liggéey ci kaw ñu dimbale ñu président nee na dinaa defaraat marché bi dinaa ko def ci sama alalu bopp te dinaa leen ci dollil benn centre commercial R+4 boo xam ne day méngoog jamono nag buñ ko waxee maanaam ni mu ko waxee woon mooy duutu nekk comme marché yi ñu amoon day nekk marché bu moderne boo xam ne dina am bayal comme bii seen ginnaaw muy esplanade dina am bureau boo xam ne ci la ñuy yëngatu dina am jàkka joo xam ne fa la ñuy junle dina am salle de conférence boo xam ne fa la ñuy toog gis ngeen ko tey ci cour bi lañ toog parce que amaguñu salle de conférence ci fii ñu indi dina am aussi poste de sécurité boo xam ne kuy dugg ñu xam kuy génn ñu xam ñoom ñooy assurer marché bi dina am aussi totem mooy kii loolu ñuy def ci bunt bi pour signalisation pour wane ne fii mooy marché Sandaga loolu yëpp digoon nañu ko ñu am ci yaakaar torop yaakaar ne aussi liñ naan le bout du tunnel mi ngi commencé feeñ parce que juróomi at ngay wër yoon ba yàlla wan la loolu da ngay jàpp ne ah kon nag léegi dama réeroon mais gindiku jot na gindiku yomb na ci mbirum marché Sandaga nag loolu lañ ci mën a wax ba mu ko diggee aussi joxe na instruction ministre du commerce bi fa nekkoon ci jamono boobu ñu monté benn comité de pilotage comme ni ko vice-président waxe biñ ko monté le 20 juin 2018 la woon numéro bi 013 376 la ministre bi biñ ci liggéeyee aussi bàyyiwul kenn parce que ñëpp la woote bi mu ñu wooyee fukki démembrement état ak benn ña nga fa woon xaj na lim ko ci fii dana xaw a metti parce que ku mel ni protection civile moo fa nekkoon ku mel ni sapeur pompier bokkoon na ci AGETIP bi nga xam ne moo yor grand travaux chef de l'état ma nga fa woon ministre du commerce ma nga fa woon dañu am foo xam ne bañ fa yeggee dañu ne ah CETUD mooy ñi yore tali bi transporteurs yi ñu ne ñun li ñu naqari mooy sunu trottoir yi nga xam ne dañ cee teg ay cantine wala marchandise bi day déborder ba trottoir bi piéton bi nga xam ne moo ko war a utiliser mënatu ko utiliser kon ñoom bala ñoo d'accord il faut ñu trouver solution ñu def un recul de 1,50 m à l'intérieur du marché biñ ko defee ñu daal di libérer emprise trottoir bi bu ko defee piéton bi mën a dox na mu war a doxee sapeur pompier aussi def réclamation nee na marché yi day xat ba bu dara xewee ñoom duñ ci mën a am fu ñu jaar ñu daal di ubbi benn porte boo xam ne defe naa ne war na jege 14 mètres pour ñaari camion mën fee weesaloo ñu ubbi ko bunt bu muy duggee ak bunt bu muy génnee loolu yëpp dañ ko def ci plan bi nga xam ne moom la daje boobu juróon ñu xam ne bu ëllëgee modernisme boobu ñuy woote dina feeñ léegi li ci am solo mooy ba ñu liggéeyee ba yeggal ñëpp dañoo d'accord ku ci ne la naqare woon wax nga ko rectifier nañ ko ñëpp dañoo d'accord ne léegi dañ koy valider ñu yóbbu ko chambre de commerce wan ko ñëpp ña fa waroon teew yëpp teewoon nañ fa ñu war ko valider yóbbu validation ginnaaw bi nag ci diggante bi toog nañ fi ñaari weer déggatuñu dara xamatuñu dara ba ci ñetteelu weer bi ci la ñu xamal comme ni ko président waxee ne am na koo xam ne kat dafa feeñ ci mbir mi muy maire Plateau ku ne xam na ne acte 3 am na lu mu ko may ku ne xam na ne aussi am na droit communal am moom moo ne sama gox bi du ma nangu ñu fi def un projet de cette envergure liggéey bu toll nii te bokkuma ci te ñun ca njaalbeen ba ñu laajee Sandaga kan moo ko yore dañ ñoo waxoon ne ville de Dakar moo ko yore te comité de pilotage ba ñu monté woon ville de Dakar amoon na fa représentation kon ñu jàpp ne rek yooyu yëpp pour bëgg andi ay njuuj njaaj ak ay tappale rek la mais comme ñoom ñoo ñu yilif ñoom ñoo ñuy guider ah ñun dañuy nangu rek lu ñu war a nangu dinañ ko nangu lu ñu warul nangu duñ ko nangu bañ ñu wanee benn plan nañu ci mairie Plateau la jógee ñun dañu ne plan bi ñun xamuñu ko plan boo xam ne bañ koy defar fekkee woo ko bañ koy defar woowuñu la ci mosuñu la ko wan nga dégg ne plan am nangam fekk yow defaroon nga sa bos ba pare mais kooku ku ñàkk fayda rek moo koy nangu ñun duñ moo tax ñu ne plan boobu ilaa yow mi diini duñ ko mës a nangu duñ ko mës a nangu looloo retardé travaux yi nga xam ne moom la ñu waroon def ci marché Sandaga léegi nag li am solo aujourd'hui blocage boobu
ñi ko def yépp ngir bëgg a yàq rek ak affaire soxor moo tax ñu def ko waaye dañuy perdre seen temps parce que yàlla moom day àtte dëgg rek waaw. léegi commerçant yi li ñuy laaj ñoom compliqué wul ku leen defaraatal seen marché rek lañ soxla te lépp loo leen di defaral ci li ñu wax mooy nga boole leen ci nit ki bu fekkee da nga koy defaral dara te boole woo ko ci dafa mel ni defaroo ko pour moom te loolu ñun gis nañ ne fii ñu toog tey nii parce que préalable yi ñu posé woon ñun biñ ñu wanee plan boobu dañoo bañ ñu ne ñu dañuy réactualiser waat arrêté de fermeture marché bi da ngeen fi jóge ñu ne duñ fi jóge luy tax ñu jóge fi mooy dañuy wutal fu ñu dem parce que li fi daloon 2014 sama mbokk yi nekk à côté def nañu 4 mois ci mbedd mi di taxawaalu ci koo xam na nga daan xëy di wàcc di dundal sa njaboot bu ñu demee bay waaj a féete 4 avril 2014 ci lañ leen wutal ruq bale si kanam bu ngeen paree ngeen dem visiter ko bañ fa demee ba léegi tumuranke ak torox rek lañ fa nekkee te amuñu fuñ ko jooyee ñu ne nag loolu duñu nangu mu dal ñele di dal ñii mooy la desoon te mar Sandaga rek xam nga état tappalekat lañu parce que bu ñu defee dara ba pare dañuy wut nuñ ko nëbbe ba ñu lakkee marché bi maa ko wax de ba ñu lakkee marché bi ba pare dañoo wut nuñ ko nëbbe mooy ña fa newoon te lakkale amatuñ fuñ taxaw ñu bàyyi leen fa ñu dem seen yoon waaye la waroon marché ba dafa bokkul woon ci lakk ga moom la ñuy wax la ceinture mooy lii tey dañ ko fa bàyyi pendant plus d'1 an 2 ans ba ku fa romb sax du xam ne lakk mos na fa am ba mu soob leen rek ñu xëy tey ñu ne ah yéen da ngeen fi jóge parce que dañu war a defaraat marché bi boobu jaxase nañu ba def ñu 2 clans parce que ñettuxu ak ñu bàyyi fii te ñoo bokkoon lépp bu ñu réfléchir dañ naan 2 poids 2 mesures mais xaj na yàlla moo dogale noonu ay mbiram parce que équité amul léegi li ci am solo aujourd'hui tey mooy dem nañu ba benn jamono ñoom ñu bëgg a ñëw nag jaay doole ne dañ fi jóge ñu ne duñ fi jóge lu coow yi ngeen doon dégg weer yële yëpp loolu rek la woon mais nag xam nga booy xëccoo buur te mu ëpp la doole ëpp lay pexe am na jamono boo xam ne boo fa yeggee il faut nga réfléchiraat en tant que responsable comme ñoom defar nañu lu mel nii la ñu bëggoon ñun amuñu ko parce que wanuñu ñu fiñ ñuy wutal bañ koy defar boolewuñ ji moo tax chapeau de doléance yi nga dégg nii yi ngeen dégg nii bari manquement yi bari parce que adéquation bi suma rakk bi doon wax léegi mooy nit ki boo koy jëlee fenn da nga koy wutal fu gën foofu bu dee tubaab noonu dañ koy firé adéquation mooy loolu donc day jóge fii dem foo xam ne moo gën fa mu jóge ñun loolu la ñu tegoon ci taabal ji boo koy wut aussi nga boole ñu ci ñu xool joxe ci suñu xam-xam du ñu ingénieur du ñu technicien waaye nag mën nañoo yore suñu bopp mën nañoo yore suñu njaboot ça veut dire que am na matière grise bu nekk ci boppu commerçant parce que ku mën a gérer sa magasin mën a gérer sa kër defe naa ne doo naxan doo koo xam ne war nañ laa mën a nax malheureusement bi ñuy defar fii ñun boolewuñ ñu ci réclamé nañ ko ay yoon man mii ñëw naa fi ñaari yoon pour jéem a dugg ci biir xool gardien yi ma fekk dañ ne ma ah ñoom dañu jox ordre fii kenn waru fee dugg ouvrier yi rek ñoo fi dugg ba ma ko réclamé ca préfet aussi taxul da koo soofantal kon première erreur bi foofu la moo waral récrimination yi bari fii ñuy defar ay cantines yoo xam ne waa ji nee na poulailler la ñii nee nañu kaasu pisax la parce que boo ca dugalee benn machine tailleur bu dugal benn machine du am fu mu toog parce que 1 mètre sur 2 ça fait 2 mètres carrés 2 mètres carrés boo ci bëggee def étagère installé ko kooku dana xaw a métti ensuite comme ni ko vieux waxee période pandémie bi ci ñëpp la métti amul ku mu impacté wul ci réew mi kon day baax ne bu ñuy toog di dégg comme lim la wax ne ñun ñooy sookul économie parce que jeexitalu commerce yëpp ci marché lay jeexee kon bu loolu amee ñu toll foo xamee ne franchement parler yaa ngi dégg ku ci ne ñu ne dimbale nañ la ci nàngam dimbale nañ ci dàngam kon programme relance économique boobu ñun commerçant yi nekk Sandaga ñi ngi xaar suñu wàll ñi ngi réclamer suñu wàll parce que dafa war parce que période bi ñu jëlee fële ci tabaski ku ci ne jóge tabaski loof ñu ne la da nga fay jóge jël sa marchandise ak sa kii nga indi ko fii fi nga ko indi peut-être moment bi nga fi ñëw sa poste diisatul woon te accompagner wuñu la te ku ne xam na ne installation agencement cantine lu mu ndaw
dana lekk 200 ba 300 000 te kenn accompagné wu la donc da ngay wuti ndimbal wala nga dem lebiwaat rek léegi boo installé ba pare sama jigéen yi bi ñuy ñëw woo nañ ma ñetti yoon ci taxi bi di ma laaj fan la te ñoom ñi ngi ci RTS te xamuñu fan la chauffeur bi jot naa ko ñaari yoon ne ko boo ñëwee ba ci station Total bi foofu ngay jàdd ñëw na ba fii di ma laaj xamul ne sax fii banque la kon lañ ñu digoon accompagnement ya dafa des parce que la ko dalee Sandaga ba fii dañ ci waroon def ay tableau di la wan ne fii la yoonu Sandaga bu bees recasement parce que fii lañ ko tuxal ñun du ñu nangu na sax fii Sandaga la parce que dañ ñu ne dañ ñu fi tegandiku rek bi ñu fi tegandikoo aussi dañ ne ñaari at lay durer mais li ma metti mooy dañ ñu fee tayle parce que dañ ñu fee teg ba pare daw nañu ñëw bu ñu daw nañu jël seen responsabilité comme ñun niñ ko jële woon parce que dañu jàpp ne ay gor lañ ko séqaloon dañu jàpp ne ay nit lañ ko séqaloon yu responsable ñu dénk leen suñu destinée kon buñ ñu dugalee ci pax mii parce que man damay habitude di ko wooyee cimetière parce que ni mu bindoo rob ay néew rek la jekk léegi nag boo jëlee ay doomu aadama yu nooy yu dudd nga indi leen fii dafa mel ni da nga leen bëgg a doggali parce que ñi fi njëkkoon dem ñi fi njëkkoon nekk presque genn wàll ga yëpp ñibbi nañu village ñi faatu nañu nga jëlaat ñeneen ñëw dolli ci ça veut dire que yow li ñuy wax yaa ngi koy gën a dëggal kon moo tax ñuy lancer appel di fàttali président que mois de juin 2018 la mu diggee woon defaguñ ci dara parce que ñun ku ñu defaraatal marché la ñu bëgg buñ ñuy recaser tamit ñu recaser ñu foo xam ne dinañ fa mën a néggandiku ministre bi ba mu fi ñëwee wan leen ci télé bi yéen ñëpp ne site bi nangam gestu leen bu la ngeen di dem na ngeen filmer brique yële filmer béton bële ak suuf si ngeen xam ne liggéey bi kon jeexagul woon kon gisuma lu ñu fi doon yàkkamti bay gàddu ay nit di leen toroxal di leen indi fii peinture bii ñoo ko exiger clôture bii semaine bi lañ ko def barki démb lañ koy soog a peinture donc sécurité booy dugal sa bagage fenn day fekk mu am sécurité waaye marché boo xam ne amul bunt amul clôture il a fallu que ñu exiger ko pour ñu soog ko defar fi mu ne ñu ngi tabax ay douche parce que capacité liñ fi indi ci doomu aadama ñaari douche wala ñetti douche attanu leen moo tax léegi kon kooku ci manquement lañ koy mën a boole en tout cas daal li ñu mën a wax daal état fàttali ko lépp lu mu ñuy liggéeyal nañu ci boole te suñu digganteeg mairie yi na ci wax bu ci waxul géey dina mos a am parce que mairie yi xaalis rek la ñuy lijjanti du ñu lijjanti leneen ay taxe rek la ñuy lijjanti te taxe nag ki la koy jox am na loo ko waralul yow tamit parce que bu fekkee day fay ay taxe am ak yépp te doo ko baleel doo ko raxasal léeg-léeg mu am ndox léeg-léeg du am ndox ba pare nga ne ko kaay dëkk fii xaw na doy waar te li koy lijjanti mooy toog ci taabal ji di waxtaan kii di wax li ko manqué kii di wax li mu soxla ak li mu bëgg bu ko defee ñu mën a juboo moo gën ñuy jël ay ndëgg sërëx yi ñuy tegal ak ñàkk a considéré sunu mbootaay bi mooy ànd taxawu Sandaga nga xam ne depuis juróom-ñaari at ñi ngi daw te ragaluñu dara ci li ñuy daw te lépp lu ñu wax yàlla xam na ne ku ko déglu di nga xam ne ci dëgg la ñu nekk xaj na dañ ñoo jaay doole indi ñu fii léegi daal lu ñu bëgg mooy nañ ñu delloo defaraatal sunu marché Sandaga bële fii dañ ne dañ fiy néggandiku bu leen neexee mu rafet bu leen neexee mu ñaaw ñoom ñoo xam ñun fële mooy sunu jamaa mooy sunu or moom la ñu xam nañ ko defaraat yàlla dogal na ñun ñoo fa nekkoon nekk fa ba nëga ni nañ ko defaraat delloo ñu ko ñi nga xam ne ñoo ko moomoon bëgguñu ñu jël ko di ko jox yeneen ñoo xamee ne yelloowuñ ko ñi fa def 20 ans 30 ans 40 ans ñoom ñoo yelloo marché Sandaga kon nañ leen defaraatal marché Sandaga delloo si waat la fi ñi ngi xalaat nag sunu mbokk yi nga xam ne ñoo fi wàññiku te bokkoon ak ñun combat bi di ñaan yàlla ñu xippee àjjanay firdawsi yàlla yërëm leen te jéggal leen ATS nag mi ngi sant président de la république way dinañ ko sant parce que dafa am yaakaar bu mu def ci ñun ndax am na yéene am na bëgg-bëgg defaraatal ñu Sandaga di ko fàttali aussi promesse bi nga xam ne devant 700 personnes ca palais grande salle des banquets fa la ñu digoon dig nag jëfe moo ciy topp te juin 2018 la ñaari at la waxoon nëga ni waroon na fekk ñuy préparer pour paree tuxu ji delluwaat sunu marché Sandaga te am naa yaakaar ne yàlla dina ko sottal ngir moom yéene na ko li gars yi di fàttali nag mooy période pandémie bi ATS souhaité na woon ñu dugal ko ci programme de relancement économique
surtout ci niveau marché yi nga xam ne ñoo gën a néew doole waaye cat moo leen topp parce que boo nee commerçant ñu ne mi ngi ak lu dul jeex mais dara amu fi poos yi li fi nekkoon gars yi bari añatuñu de njogonal kenn jaayatu ko fi parce que mbir yi doxatul poos yi dafa fuq président na xam loolu programme yi muy joxe ak milliards yi muy maye mu boole ci waa ATS ñi nga xam ne da leen kii li koy jeexal nag mooy dañuy xame ne plateau commune plateau dafa soxlawaat marché am parce que marché Sandaga ci taarixu Afrique la bokk warul naax saay parce que jàngal na ñu bari jaar nañ fa pour tedd ay capitaine d'industrie duma leen lim jaar nañ fa nit jaay na fa montre jaay na fa lunette ba tekki tey ba nekk capitaine d'industrie yooyu duma ko lim dañu wax ne non commune bu amul marché soxlawuñ ko suñu jigéen yi sonn nañu suñu jigéen ñëpp am tension bu ñu xëyee seen problème mooy naka la ñuy def ba duggi marché parce que Tilène moo fi gën a jege à part Tilène te Tilène bala ngay dem foofu lu ne ngay dugg di nga dugg ñaari oto fay fii 100 francs fay fii fukki dërëm soog a wàcc dem dugg ba pare dellu si plateau ñëpp 4 heures la ñuy añ léegi ndax boo xëyee dem marché bala nga fa jógee presque 1 heure jot te metti na trop ñu ngi ñaan nag ñun daal li ñu bëgg mooy ñan ñu defaraatal marché Sandaga li ci duuf ci nag bi nag xajul ci cin li xaj na dañ ko brosser nii rek li ci des yéenay constater seen bopp bu ngeen duggee ci biir ñëpp ci biti la ñuy nekk ndax tàngoor donc conception ba dafa des kenn mënul dugg ci biir xaj na hiver bu ñëwee mu tane mais ñëpp fii ngeen toog nii fii mooy grand place kon nag loolu ñàkk a boole ci liggéey bi moo waral loolu am lépp mënuñu ko wax ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di remercier ñëpp ñi nga xam ne dañoo bàyyi seen liggéey ñëw di woo suñu mbokk yële nag xamal leen ne combat bi benn combat la mooy defaraat marché Sandaga bu kenn ne bokkuma ci ñu toog benn place rek suñuy liggéey wala bu ñuy dem fenn ñu ne patt kenn woowuma ak kenn kii loolu du jikko nit ki loo bokk da nga ciy bay sa waar mais doo toog di xaar ku la woo wala ku la ne lii wala nangam nañu ñëw tàll suñu loxo parce que bu ñu defaraatee marché Sandaga kenn du leen ci ëppale kon nañ combat bi ñuy mëne nañu ñëw ànd mëne ko ak ñun parce que tant que ñi ngi divisé wu li ñuy wut dana xaw a jafe allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim seen Baye Fall nag toujours à votre service